FM Midi Culture, asalaamaaleykum. Midi Culture. procès pour Lamine Diack ak Papa Massata Diack bi nu waroon amal ni ki démb ca diwaanu Paris te ñu dàq ko kon ba weeru juin atum 2020 bi ñu dëgmal maître Moussa Sarr may layool Papa Massata Diack moom li mu xamle moo di ne attekat ya la ñu def fenn lañ ko tegul keneen kuy am lan teg wàllum yoon moo di Thione Ballago Seck tribunal ne kon faw ñu xoolaat ay mbiram maître Ousmane Seye mi koy layool ne kon ñoom ñi ngi bëgg a utali ca cour de justice bu CEDEAO G20 di kon kuréel gi ëmb jàngalekat yoo xam si ëpp nañ ñaar fukki syndicat ñoom amal nañ niki suba ak tey ab débrayage bi fukki waxtu ci suba jotee ba noppi daal di daje seen biir xool yeneen i pexe yi nu war a teg dambocc bokk ci ñoom nekkoon nguurug Sénégal li nu war a njëkk a def moo di tekki ndombal tànkul Mamadou Talla di jëwriñ ji sàll wàllum njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi reportage bi tey ñuy wax ci kon jigéen ñi nga xam si dañuy yëngu ci métier fóot ak jamonoy sedd bi ak li nga xam si moom lañ cay jànkonteel li mbokk ak leneen mun ci noppee dañ ci boole leneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon lii gën moo li nga xam si ab livre bu bees la te artiste bi la di Bokar Ñaa daal di koy génne Dior Mbaye tamit génne leneen lu bees duppee ko beneen woy boo xam si daal di na koy fésal jamono yi nu weesu nataalu Demba War Sall gan gi ak li yëgle kaay xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Abdou Kader Lo moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag di leen faram-fàcceel Midi Culture nañ leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee yéen ci yaatal gi mu di kon maître Moussa Sarr mi nga xam si li nu amal ni ki démb fële ca tribunal ba nekk ca diwaanu Paris loolee kon gisewu ko lu baax sabab li moo di ci leen waroon a ubbi li nga xam si moo di kon procès Lamine Diack ak doomam di Papa Massata Diack moom maître Moussa Sarr nag mooy layool kon ki nga xam si moo di Papa Massata Diack nee na kon li nga xam si moom la tribunal Paris boobee def lu nu war a xoolaat la ñu teewlu ay kàddu moo nekkoon kenn ci gan yi 9-11. lu ñu neexul parce que ñun dañu ñëwoon tey pour layoo pour Pape Massata Diack pour won tribunal français ne tuuma ñu koy tuumal dara amu ci donc procureur bi nga xam ne moom moo sooke mbir mi di ko topp moom moo ñëw ak mbetteel ñaan ne nañ dàq dossier bi ndax moom parewul pour layoo ko ndax commission rogatoire internationale bi contre Pape Massata Diack bi nga xam ne Sénégal exécuté na ko yónnee leen ko ñoom dañ ko yéex a jot mais bañ ko yéexee jot bi ci état du Sénégal yónnee na ko ba mu paree yéexaay bi ak jafe-jafe mu ngi am entre ministère français des affaires étrangères ak la justice fa la yéexee loolu ñun suñu yoon nekku ci ñun waa Sénégal su yoonu état du Sénégal nekku ci yoonu défense su Pape Massata Diack nekku ci beneen motif bi beneen mbir bi tax mu ñaan renvoi dafa ne dafa seetlu ne dafa am njuumte bu am ci ordonnance de renvoi bi contre Pape Massata Diack dañ koy toppee recel alors que mise en examen recel bokk ci loolu dafay wone ne seen liggéey seen professionnalisme des na parce que moom procureur bi nga xam ne moom moo topp Pape Massata Diack war a soutenir tey waroon wax tey ne liñ koy tuumal am na moom moo ne gis na ne am na erreur effectivement ñun gisoon nañ ko ñu doon xaar bu procès bi ubbi pour ñu wax ko parce que ne sàng la mooy mu mel ni mbir mi am na mbiru cuune mbiru doo seen boor mais loolu yëpp tappale dafa moo tax ñun pare nañ pour jàmmarloog ñoom pour wone ne li ñuy waxal suñu client dara amu ci loolu moo ci am solo ñun pare nañ moo tax tey ñun ñaanuñu renvoi parce que ñun dawuñu procès bi ñu ñëw taxaw temm pour layoo. kaddu yi maître Moussa Sarr mi layool kon ki la di Papa Massata Diack moo nekkoon kon 9-11 ñu wax kon ci maître Ousmane Seye mi nga xam si moom mooy avocat bi layool Thione Ballago Seck moom nag li mu daal di xam ne ni tribunal appel boobu mu def nee na kenn weddiwul ni loolee lu mën a nekk la waaye kon fan ko jaar moo daal di jaaru yoon ba tax ñu ni ñoom mu ni moom dinañ utali kon li la di cour de justice bu CEDEAO ñu teewlu ko moom maître Ousmane Seye gannaaw jokkoom ak King FM. Le juge du tribunal dafa annulé procès verbal bi annulé réquisitoire bi parce que réquisitoire bi mooy procureur li muy wax ne nañ la topp ci procès verbal bu la ko basé woon donc bu procès verbal bi nii lee waxam jooju day nuyu donc loolu moom kenn mënu ci atte boobu kenn mënu ci dara bi ñu ñëwee cour d'appel ñu ne waaw procès verbal boobu am na partie bu ci baax am na partie bu ci baax maanaam benn document ñu diviser ko en plusieurs parties mais bii baax na bii baaxul donc dañuy continuer procès bi ci li nga xam ne baax na loolu du yoon du droit procès verbal benn document rek la parce que tey bu la police jàppee wala gendarmerie ñëw sa kër fekk fa yamba wala mu fekk fa xaalis bu bonul ñu jël loolu saisir ko yóbbu la police day la koy wan ne la lii baaxul foo ko jëlee ñu naan sax ci dañ lay interroger donc procès verbal perquisition yooyu ak saisie yooyu mooy li ñuy wax code du délit buñ la jàppee ci dañ lay laaj yow lii ñu fekk sa kër ndax baax na wala baaxul yoon daf koy tere wala déet léegi boo ko bëggee séparer ak li nga tontu
mais loolu mënul am c'est pas possible bi ma nekkee avocat ba léegi maa ngi soog a gis procès verbal fu ñu koy defee ay pàcc ne yii baax na yii baax maanaam bu ko condamné Thione Seck taxul na ñu jël droit bi di ko interpréter noo xam ne franchement du yomb tey laa ko attaqué def naa pour pourvoi en cassation pour que ñu jébbal dossier bi maintenant léegi cour suprême mu xool ndax juge bi li mu def teg na ko ci yoon wala tegu ko yoon ensuite dinañ saisir cour de justice de la CEDEAO parce que procès bi nekkatul léegi procès Thione Seck procès sénégalais yëpp la ñun ñëpp nous sommes en danger parce que bu dee loolu la. mi ngi noonu nekkoon kàddu ya maître Ousmane Seye mi layool Thione Ballago Seck ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale ak waa G20 di kon kuréelu ko jàngalekat goo xam si ña ca nekk ci ay syndicat ëpp na ñaar fukki kuréel ñoom nag subaak tey bi 10 heures jotee dañoo dem ci ab débrayage ba noppi daje seen biir xool yan pexe la ñuy teg ngir wéyal seenu xeex leen metti moo di ne kon gouvernement bu Sénégal lépp loo xam si xaatimoon na ko ak moom respecté wu ko te mu jëfe ko lan ca bëgg loolu nag moo tax ba Dame Mbodj daal di gis ni kon njiitu réew mi di président Macky Sall la mu war a njëkk a def moo di kon fi mu ne nii dàq jëwriñ yore wàllum njàng meeg njàngale mi di Mamadou Talla Dame Mbodj it kenn la woon ci gani 9-11. dañ ñu woon bor bi ñu ameel dana ko fay bala moo dugg 2020 te tey jii defu ci lim ci digge woon benn bi mooy dañ ñu woon dañuy tiir yi ni ñuy fayal liggéeykatu nguur gi jaarale ko yoon ku ci nekk liggéey sa ak sayelef ñu jox la ko loolu aussi nguur gi sooxe na sooxe goo xam ne dafa jéggi day wa beneen bi nag mooy jaay doole gi ñuy jaay doole jàngalekat yi ba nga xam ne fu nekk ñu ngi leen fay affecté ci lu jaarul yoon loolu dañu leen dakk te boobaak léegi dakkaluñu ko kon nag yii yëpp daal mooy jafe-jafe yi ci gën a fës yi tax tey G20 taxaw fippu ànd ak jàngalekat yi pour ñu jàmmarloo nguur gi won ko ne ko suñuy ak suñu yelleef duñ ko caaxaane donc loolu moo tax daal fi mu toll ni tey ñu dajale jàngalekat yi à travers réew mi bu ko defee nag ñu waxtaan ak ñoom bu ko defee ñu xool yéen jéego la ñuy def pour jàmmarloo bi nan lay tëdde ci semaine yi ñu jëm ak weer yi ñu jëm ak nguurug Sénégal ci féewale jàngalekat yi la nekk ak kuréelu jàngalekat yi parce que ñoom li ñuy wax noonu bokkul ak li ñu waroon def ministre éducation biñ ko nommé léegi toogul ak waa G20 pour waxtaan ak ñoom alors que même premier ministre bi fi jóge Boun Abdallah nee na moom li mu gëm mooy bu ñu bëggee jàmm am nañ woo G20 woo ñëpp képp kuy kuréelu jàngalekat pour ñu waxtaan ak njàng meeg njàngale bi kon ministre bi moom wane na ak tëleem ak nasaxam bi mu ñëweeg léegi parce que bi mu ñëweeg léegi mi ngi ci lu xam di tendeefal kenn xamul lu man ak lu munul deful dindiwul xeexul attewul kooku ministre boobu moom ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii moom erreur de casting le président de la république def jàpp nañ sax ne comme nee na day bëgg a def remaniement moom buy dàq moom la war a jëkk a dàq parce que moom wane na ni moom wax dëgg yàlla attanul njàng mi. kaddu yi Dame Mbodj mi ngi ko yëkkatee ci émission 9-11 bi daw ci rajo King FM yegg si nañu ci reportage bi tey ñu jaglele ko jigéen ñi yëngu ci wàllum fóot ñoom nag jamonoy sedd bi ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel loxo yooyu crampe ba ci yeneeni mbir reportage bu Fatou Sow. métier yu bari ci seddaay bi ña ca yëngu ay jafe-jafe rek lañ cay jànkonteel li ci mel ni ñuy yëngu ci métier fóot mi Nogay Diouf ñu fekk ko ci bërëb ba muy fóote ca biir këram lii lañ ci xamal. xanaa miti rek xam nga fóot ci set bi de dafa biti waaye ñàkk pexe la soo fóotul doo am loo dunde mooy suñu liggéey il faut nga fóot ndax nga am li ngay dunde mooy suñu liggéey waaye miti na de. donte prix yañ leen di fay seeni client nanguwuñ kaa yokku waaye ñu ngi wëyal di def seenu métier ndax ci la ñuy dimbalee seenu njaboot. benn prix bi rek nanguwuñ ñoo yokkal dara benn prix bi rek lañ ñuy fay li ñuy fayee ko rek lañ ñuy fay moom daal kuñ si dimbali woon ñu jël benn prix bi rek wax nañu waan duñ nangoo yokkal te boo bañee sa moroom nangu ko moom metti na torop te dañoo yor suñu njaboot dëkk ba di yónnee te mënuñoo bañ a fóot si sedd bi laay teel a jug di liggéey suñu patron yi xamuñu suñu valeur waaw dañuy liggéey ba sonn nanguwuñ ñoo yokkal fóot mi nanguwuñu dara ci la ñu yor njaboot gi yor si waa dëkk ba. loxo yuy sedd wow koŋ ba mel ni matt ak teel a jug bi ci sedd bi li leen lépp doon lu leen di sonal ci métier bi ci jamonoy seddaay bi. suñu loxo yi day set guy suñ ci jógee suñu loxo yi day wow koŋ miti na de suñu amal leneen de def ko waaye amuñu ko fóot rek la ñu am. métier fóot bokk ci métier yi ànd ak jafe-jafe ci jamonoy sedd bi loolee tax ba ñu si yëngatu problème yu bari dañu ko si jànkonteel waaye teewul benn yoon ba ñu bank seeni loxo. jaajëf Fatou Sow midi 10 moo jot ci aéroport international Blaise Diagne.
bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu également suñu mbokk auditeurs ñuy déglu partout ci àdduna wërngal gi. Guinée lañ koy tàmbalee ñaari ndaw yu nu faat ci doxu ñaxtu bu ñu fa doon amal. ñaari ndaw la ñu fa faat ci doxu ñaxtu bu ñu fa doon amal ñeer rek ñetteelu mandat gi nga xamante ne njiital réew ba bëgg na ko te ñoom dañ koo bañ ba tëdd ci naaj bi ci loolee nag ñi nga xamante ni faat nañ leen ci bëri ñi nga xamante ni yëkkati nañ ci ay kàddu di ko ñaawlu nga defal ñu ci ab taxaw seetlu ñu teewlu. ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci bésuñ doxu ñaxtu bi nga xam si FNDC ñoo ko woote woon di front anti nouvelle constitution li leen metti nag ba taxoon ñu wàcc ci mbedd yi moo di lànkal Alpha Condé mi yootu ñetteelu mandat ci fanweer ak ñetti préfecture yi nekk ci réewum Guinée gouvernement bi daal dinay xam ne ni juróom-ñaari villes yi daal dina ni wuy si bu baax ndaje mi nga xam ne si front bi daal dina koy amle loolu nag moo salfaañe woon réew mi Abdourahmane Sano ak ay àndandoom ci ab communiqué ci lan xamle ni ñaar fukk ak ñetti préfecture yi ak lu ëpp fukki localité daal dinay ñëw bu baax a baax wuy si seen woote bi loolu lépp nag boo ko boolee mooy wane ni réewum Guinée rawatina capitale ba di Conakry daal dinañ koy bloqué woon bu baax a baax rawatina taax yu ci mel ni Labé ak Pita bi nga xam ne si foofu la njombe li ëppe woon ak ay yàqu-yàqu yu mbir ñu am lu leen metti lool moo tax ba tribunal bu Labé daal di jël meram wépp sippi ko ci kaw ñi doon amal doxu ñaxtu yi boobu fekk na diwaanu Pita moom ci benn communiqué ci la jëwriñ jore wàllum sécurité daal di xamle tolluwaay ba waaye tamit yàqu-yàqu yi nga xam si lu metti mën na cee fekk ñi doon def manifestation boobu. mu nga mu doonoon ab taxaw seetlu bi nga xamante ni Serigne Saliou Seck defal nañ ko ca situation ba am foofee ca Guinée ba toll si ñaari ndaw ñoo jot cee ñàkk seen bakkan 12h12 dañuy wéyal xibaaru biti réew yi utali bi lee yoon ci déndu Afrique ba tey waaye ca Libye wax ci maréchal Haftar mi nga xam si jugee na ca Russie waaye waxu fa lu leer ba tey tey dafa bañ signé accord gi nga xamante ni daanaka sonn nañ ca lool ngir mun koo négocier ni ki démb ci altine ji après midi bi daanaka def nañ ca 8 heures de temps ngir rek mun a amal yooyu diisoo waxtaan ba ñu fa jugee nag moom ba mu teewee ca Libye dafa bañ signé boobule accord jëkkatiwul nag ay kàddu xamal lu waral mu daal di bañ signé boobule accord waaye nag bu ñu sukkandikoo ci réaction yi nga xamante ni fës na ci réseaux sociaux yi ak it ñi nga xamante ni jege nañ ko lool nee nañ daal Turquie rôle ba mu ca joué ñeel rek yi lépp négociation moom moo tax ba mu daal di bañ signé bi lépp accord au final nag médiation ba daanaka mujjul jariñ dara donte ni nag Russie ak Turquie boobu ba tey ña nga cay wax par ailleurs nag di président bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan nee na daal dina infliger ab leçon bu mu dul fàtte kii di maréchal Haftar. Pérou lañ koy jeexale wax kon ci ñu nu fa teg loxo te ci ñooñu am na ay doomu réewum France. Serigne Saliou juróom-benn touriste étranger lañ ñoom nag ñu ngi leen arrêté ca Pérou ginnaaw ba ñu duggee ci ab secteur bi nga xamante nañ fa tere bépp marche bay daal di endommagé temple du soleil bi nga xamante dafa bokk ci célèbre site archéologue yi nekk foofee bu ñu sukkandikoo ni ki annonce bi nga xamante ni police def na ko ni ki démb ci altine ji lépp touriste nag bokk na ca ñeenti ñu góor ak it ñaari soxna yi nga xamante ni ñu nga jógee ca Brésil ak it Argentine waaye tamit France ak it Chili ñoom nag interpellé nañ leen ni ki dimanche foofee ca temple du soleil bi ñu amal seen marche gardien du site ak it policier nag daal di leen jàpp tegos leen loxo ba tey kenn bàyyeegu leen mu nekk kàddu yi nga xamante ni fësal nañ ko ñoom i takk der yi ak it ñu yore communication bu réew Pérou Serigne Saliou li ma fi gënoon fës ci xibaar yi biti réew yi. jaajëf Penda ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon bàkk boobee xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu. mi ngi noonu ñu bàyyi la kon nga doxal. mu ngoog éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations la ñu koy tàmbalee ci jigéen ñi ci 2020 gi gaynde nag ñu ngi ci wàccaay bu baax jëm ci Libéria mi ñu fas yéene dajeel ndax jamono ji ñuy àddug yéen ñu ngi ci regroupement interne ca centre Guéréo ni ki démb ngir waajal match éliminatoire aller seen digg ak Libéria bi ñu jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru février ca Monrovia di capitalu réewum Libéria ak i tàggat gaynde yi jigéen yi di Mame Moussa Cissé di wax fi ñu toll ci wàccaay yeeg yenn ci gàllankoor yañ ca am ñu teewlu ko. ñu tàmbali ba léegi 4 novembre génn ñu benn yoon donc liggéey bi mi ngi doon continuer bi ñu liggéeyee weer ak genn wàll def nañu ay match yoo xam ni ñun ak Gambie li doon sabab bi mooy ñu jéem a xayma liggéey bi nga xam ni defoon nañ ko parce que di liggéey rek te amuloo foo ko nattee day am problème donc ñaari match yooyu wan nañu lu bëri ci liggéey bi nga xam ni defoon nañ ko ak li nga xam ni manqué na ci équipe bi ñi ngi sax amoon mébét joué waat ay match amicaux ñu nag Burkina ba ñoom ñu d'accordoon mais après dañu yóbbu dàq match yi ba février
février mais li nga xam ni moo taxaw suñu kanam nii mooy éliminatoire yi ak match bi ñu war a jouer Libéria 9 février ndigam amuñu équipe bu ñu footballal ñi ngi rabattre ci centre de formation yi Génération Foot semaine bi passé joué nañ ak ñoom semaine bii di ñëw dinañ jouer ak Jambar jouer ak yeneen centre et surtout li am importance mooy génn xale yi centre bi pour yóbbu leen ñoom ñu dem fekk yeneen centre yi pour gérer environnement extérieur boo xam ni tàmmuñu ko gérer ñi ngi xalaat ni fileek le 9 équipe bi dina mën a taxaw ni nga xam ni bëgg nañ ko amoon nañ ay blessé ñi ngi commencé duggaat ci groupe bi am nañu nag suñu benn joueuse boo xam ni semaine bi dem na France muy suñu excentré bi Astou Ngom numéro 7 bi fi mu ne nii dem na France mais ñooñu ñëpp ñi ngi leen di may bët bu boobaa ñu fexe nan nañ leen di indee ñoom aussi ak ña fa nekk pour ñu ñëw renforcer li nga xam ne am nañ ko fii ci groupe bi. jàpp leen ba tey ci loolu ñaar fukk ak juróomi gaynde la ñu convoqué woon ci stage boobee di amee ci centre d'excellence Youssoufa Ndiaye ba nekk ca Guéréo googee stage war a jeex fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier gii ñu jëm. ñu wax kon ci wàllum rugby ak xalaat ba ci directeur technique bi am. moom nee na daal petite catégorie bi maanaam tout tànk yi niveau ba nu yor jamono ji daal Gongo Jacques Bassène ne li ko waral nag bokk na ci tàggat gi nga xam ne ñu ngi koy tàggat tout tànk yi mu xamle it ne wàccaay jëm ci li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique des Nations ba war a am ca Tunisie ci weeru avril ña nga ca ñu teewlu Jacques Bassène moom mooy directeur technique national bu Sénégal rugby. formation dafa nekk suñu priorité suñu mbébét la ba tax na daanaka chaque samedi ñu ngi dajeek entraîneurs yi infirmiers yi délégués yi ñu ñëpp dafay formation pour jox leen ay outils techniques pour ñu gën a mën a tàggat xale yi ñu ngi dem si école yi ñu ngi dajale xale yi fu ñu leen mën a fekk rek partager ak ñoom suñu coofeel ci rugby même équipe nationale bëri na ñoo tey mën nañu gën wàll gi Sénégal lañuy jouer te bu njëkkoon ñoom ñëpp daanaka France ñaan jógee ñëw jouer donc loolu wane na ne formation bi elle se porte bien après ñu ngi ñaan aussi bon comme jafe-jafe yi ñu am mooy wàllu koppar ndax jotuñu benn xaalis ci wàllu gouvernement wala ministère des sports donc loolu mooy li ñuy gàllankoor yenn saay waaye yaakaar nañ gàkk yooyu bu dañee rek rugby dina gën a mën a jëm kanam échéance bi ñuy waaj nii mooy weeru avril dañu war a dem Tunisie pour jouer Coupe d'Afrique daaw joué woon nañ Coupe d'Afrique ci Afrique du Sud ñu ngi jëloon 3e ci Afrique donc lu nekkoon résultat bu baax donc ñu ngi dem avril en Tunisie te suñu mbébét mooy jël 3e au moins bu dul jël 2e wala premier loolu mooy suñu objectif semaine bii dinañ commencer entraînement yi ngir gën a tàggat xale yi pour ñu mën a réussir mission boobu ñu am. mu ngoog mission bi mooy fexe ba daal di nekk ci podium Coupe d'Afrique boobee war a am ca Tunisie ci weeru avril gii ñu jëm. Balla Dieye mi nekk président fédération taekwondo moom def na bilan. ci trophée des champions 2020 bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ay bés bii ñu génn jàpp na ne nag rafetlu na bu baax la nga xam ne moo tukkee ci jongante ya rawati nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci équipe nationale bu taekwondo jéego ya nga xam ne def nañu ko jëm ci waajaay ko li nga xam ne moom mooy compétition yi nekk ci seen kanam Balla Dieye. C'est une compétition boo xamante ni de regrouper en fait les catégories olympiques, 4 catégories olympiques chez les garçons et chez les filles, donc 8 catégories chez les seniors et 10 catégories chez les juniors. Ça veut dire qu'en fait c'est la crème des crèmes du taekwondo. La ñuy regrouper ci benn catégorie, c'est-à-dire que les 4 meilleurs en 54 et les 4 meilleurs en 58 ñoom la ñuy dajale ak 68 et 80 pour ñu nekk le trophée des champions. Les champions du Sénégal ak ñi nga xamante ñoo gagné yenn compétitions yi importants yi la ñuy dajale ci benn compétition. Mun naa ne mooy compétition phare ci année bi. Donc loolu tamit boo ko gisee pourquoi parce que c'est pour permettre les athlètes aussi ñu gën leen challenger entre ñoom ci seen biir quoi. C'est du très très haut niveau parce que ñi fa nekk yëpp gagné nañ compétition de très très haut niveau l'année dernière moo tax ñu tuddee ko le trophée des champions. Bilan bi ci week-end bi c'est une bilan boo xamante ni c'est très satisfaisant parce que lu tax mooy gis nañ ay combats de choc parce que ce sont des membres de l'équipe nationale qui se rencontrent ak yeneen club aussi am na ay surprises yoo xamante ni tamit c'est entre combattants yi te mën nañ ne satisfaction bi gën a réel si ñun mooy chez les juniors parce que ñi nga xamante dañ leen regroupé woon fële à Saint-Louis def nañ ay performances yu important ci compétition bi ñu jógee donc en gros mun naa ne ñun fédération sénégalaise de taekwondo on est très content parce que l'objectif c'est d'organiser le trophée des champions et d'avoir des combats de qualité et surtout aussi de pouvoir aussi permettre aux entraîneurs de pouvoir vraiment mesurer seen athlètes yi tester leen ci compétition yu mel nii. compétition yi nga xam ne gaynde yi bi nekk ci seen kanam mooy TQO tournoi qualification olympique
League zone Afrique bi ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février gi ñu jëm ca Rabat ci réewu Maroc. football la ñuy jeexale FC Barcelone dàq nan entraîneur ba leen doon tàggat. Ernesto Valverde mi nekkoon entraîneur ñoom Moussa Wagué démb ci guddi lañu ko dàq ci bopp FC Barcelone ginnaaw ay jafe-jafe yoo xam ne club bi am na ko ci jamono yi ñu weesu ak éliminé gi ñu leen éliminé ci demi-finale Super Coupe d'Espagne moom nag loolee tax ñu dàq ko ki ko fa wuutu nekk di Quique Setién moom moo fi doon tàggat ay jamono Betis Séville loolu mooy xabaar bi nga xam ne démb la daal di wàcc foofe ca Catalogne ba tey ñu jeexalee ak ca Tugal tey 8e de finale Coupe d'Italie tey lay tàmbali ñaari jongante yi ñu ci gën a mën a jàpp Naples bu Kalidou Koulibaly dina dalal Pérouse beneen bi Inter Milan dina laale ak Cagliari Serigne Saliou foofu la ñuy buuree xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñel na la bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tabbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ak mbiri Bocar Niang ñu gën koo xam ci Freeman mu nekk ab artiste moom nag dafa fésal ab livre duppee ko loo gëm mu nekk ci biir livre boobee nag lim ci bëgg a xamal ndaw yi nekk ci réewum Sénégal moo di ne mën nañoo réussir te duñu dépendre kon ci nguuru ko Sénégal ci bi lépp ouvrage tamit daal dina cay prox ndoll wax ci ay jaar-jaaram ñu teewlu ko moom Bocar Niang ñu gën koo xam ci Freeman ay kàddu ma ngi nii dénk na ko King FM. Bocar Niang alias Freeman artiste des cultures urbaines nekk ci hip hop bi basé wu Tambacounda Sénégal Dakar tey def étude ba dem Beaux-Arts bu Paris loo gëm mu nekk boo gisee ñu tuddee ko titre œuvre mooy livre bu ñu bind bi c'est parce que dafa nekk ci waxtoom c'est-à-dire xam nga dañoo nekk ci jamono ji nga xamante ne nit ñi dañoo jaaxle dund baa ngi gën a cher factures yi donc dund baa ngi gën a métti mais buñ leen waxee loo gëm mu nekk c'est parce que c'est pour ñu xalaataat seen bopp ñu gën a respirer ñu yëm a gëm ni que vraiment même sans yenn opportunité yi ci gouvernement bi ñun mun nañ ci génn mais lépp ci ko xel la rek boo jàppee sa xel fii la yem rek fii lay yem mais je pense que loo gëm mu nekk dafa nekk benn genre slogan boo xam ne dañ ko génne pour jàppale jeunesse bi jàppale bépp sous-emploi wala ku nekk sa emploi xam nga pour nga xam ne que vraiment mbir mi du dara gëm-gëm la rek li ma leen di conseiller mooy vraiment ñu nangoo liggéey bon bañ a xaar kenn ci lenn bañ a xeeb dara aussi donc lépp lu ñu jàpp ñu góorgóorlu ci xam nga et puis voilà quoi yàlla mën na def aussi lépp mu antu bon ñu mun ci génn. mu nekkoon kàddu yi Bocar Niang Freeman doon dellu si waat ci livre bu bees bi mu génne duppee ko loo gëm mu nekk keneen ku génne lu bees waaye bi la yoon aw woy la moo di Dior Mbaye moom nag moo fi génne woon ci ay jamono woy bi ñu duppee dem naa te ñu gënoon koo ràññee ci série Un Café Avec bi la yoon nag ñeneen ñoo ko produire mu génne woy bu mu duppee yaa maa la fal reportage. dem naa te duma dellu si dem naa. woy bii képp ku ko mas a dégg xam ne série Un Café Avec moo ngi tàmbali ci télévision Futur Média Dior Mbaye mi ko woyoon ne fu sori la ko doon yóbbu. chaque jour dama daan dugg ci oto yi comme ni ma ko waxee di dem ci mbedd yi dégg nit ñi di ko wayantu affaire bi dafa maa neexoon trop touché ma léegi nag loolu laa doon wax ni carrément que ni sénégalais ndeke mën na la gis mën na la dégg sa voix rek wala mu am ci benn ndeysaan boo xamante ni da lay bëgg te du la gis. waaye daanaka morceau bi mu duppee woon dem naa ci leen ko gëjoon a dégg tax muy leeral fan la nekkoon. fi ma nekkoon moom la ma ñëpp di laaj waaye ma waxaat ko rek waa dama nekkoon daal ndigal moo ma téye woon fenn ma toogoon fa di xaar ndigal waa saa yi loolu moo ma téye woon at yi ma toog yëpp kenn déggu ma. artiste bi yokku ci ne li nu ko gëjoon a dégg moo ko may mu ñëwewaat ak doole. non yàqul dara franchement parce que bi ma ñëwaatee rek wan na ni yàqul dara parce que fi musique bi fekk fi mu toll fa laa leen fekkaat jëlaat fa élan mi ngi mel ni ñu ne avant marque pré-party nit ñëpp daw yow nga taxaw di takk dàll yi pare dabee daw toppaat ci seen ginnaaw ba pare dab leen tubaarkàlla macha allah noonu la demee parce que bi ma ñëwee génne si maala fal bi nit ñi fàtte nañ sax absence bi ma fi defoon. li tax saa su nekk ak thème ba muy génne di wax ci société bi lii lañu ca tontu. waa góor ñi bàyyi ci xel ñuy neng-nengal tuuti seen jabar donc une femme délaissée mooy dem naa kooku muñ ba mënatul muñ mu jël ay bagage am ni ko dem naa te duma dellu si donc xam nga loolu thème société la pédophile thème société la baara aw aussi le fait que nga naan taaw yi di leen ñaax pour ñu dellu gën a liggéey gën a jàppale seeni parents loolu tamit thème société la. gannaaw bi mu tàqali ko gelongal Dior Mbaye andiwaat lu bees tàq ci marché bi duppee ko maa la fal ba noppi ne moo ngi waajalub album. waaw dañuy featuring ba mu neex ak ñeneen sax. ñi di yëngu ci wàllu musique Dior Mbaye nee na lii rek moo ko ci metti. lu tax ñun ci suñu biir nga xam ne ñoo war a jàppale pour eggale musique sénégalaise bi fu mu egg tey lan moo tax booloo wuñu loolu rek laay métti lu.
Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di fàttali Demba War Sall moom nag personnage historique la ci réewum Sénégal nekkoon koo xam si jege woon na lool Lat Dior Ngoné Latyr Diop bokk na sax ci ñi ko samp ngir mu nekk Damel du Kayor Kumba Ba. Demba War Sall mi ngi bokk ci waa kër Demba Coro bàyyeekoo ca Gédé ca Fuuta mënuñoo wax ci histoire Kayoor te waxuñu ci Demba War Sall waaye it mënuñoo wax ci Demba War te waxuñu ci Lat Dior Ngoné Latyr. diggante bi nga xamante ni Lat Dior Ngoné Latyr ak Demba War Dior Mbaye Ndéné séq na ko defe naa sax lu émission yi bari du mën a doy ndax ànd nañ dit bu gudd waaye xam ngeen ni Demba War day ak njàmbaaram ci diggante ak Lat Dior day mayees na koo tàmbali waaye kenn mënu koo yegal ndax bari na. Demba War ñu ko doon woowee le faiseur de roi maanaam kii di fale ndax ba ci Lat Dior Ngoné Latyr moom moo tax ba ñu fal ko Damel. Demba War moo sanc ca Coor fële ca Kajoor mu nekk ab personnalité historique ci réewum Sénégal gane si àdduna ci boori 1832 turam dëgg di Maysa Tendi Dior muy doom ci Dior Mbaye ñi ko xam dëgg xamee ko ci jege gi mu jege woon ak collaboré gi mu daan collaboré ak Lat Dior. Demba War mi sax moo tax ba ñu fal Lat Dior mu doon Damel bu Kayoor boobu fekk na Lat Dior mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñaar mu nekkoon ab guerrier jàmbaaru ceddo ba jamono ji muy tuub dugg ci lislaam ñu tuddee ko Mamadou Sall atum 1890 nasaraan si buñ ko daan présenté dañu daan wax ni kii moom mooy ku ëpp alal te it ëpp doole fii ci réewu Sénégal province ya sax ay rakkam ñoom ñoo ko jiite woon foofe ca Kayoor ku ci mel ni Bounama Dior ak it Sangoné Dior mu amoon nag contrôle kilifteefam daan dox daanaka ca Kajoor gépp gannaaw ba mu faatoo sax njabootuk Sàlleen ñoom ñoo wëy di gérer mbirum Kayoor mën nañ lim ci ñoom Sangoné Makoddu Dieng Sall mi nga xam ne moo nekkoon chef de canton bu Ndoyeen naka noonu Makoddu Kange Sall mii nekkoon chef de canton bu Sagata. li tax Demba War dugg ci xare ba dàq ba di digin ko ba tasineer dikk samp Lat Dior Ngoné Latyr muy Damel ak njàmbaar du mën a ëpp loolu ndax maa di digin ko du ko boroomi reer la woon te mbul la dëkk dafa la cosaanoo te kër Madior ak kër Tiajine ak kër Tendeela fenn fu ñu nekk ay jàmbaar fa dëkk. bi ko Lat Dior jëlee ci fonction yi mu yoroon daal di koy remplacer ak xaritam bi mu màggandool ginnaaw liggéey bu am solo ba mu def ak jaar-jaar yu bëri yi mu am ak Lat Dior Ngoné Latyr ñu bëri nag jàppoon ni war la loolee sax tax ba bi Lat Dior faatoo ñaari camp ñoo mujj am ci biir Kayoor Demba War Sall mu ngi bàyyeekoo ci àddina ci atub 1902. jaajëf Kumba Ba am na solo Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Dame Mbaye Xalla moom nag ab woykat la boo xam si daanaka li mu daal di jàppe boppam moo di mooy Baye Fallu musique gu Sénégal daal na nag génne ci jamono yi ñaari single laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mati Dieng. salaamaaleykum Dame Mbaye Xalla. waaw maaleykum salaam. Dame Mbaye dégg nañ la nga génne benn way bu bees bu mujj bi passé ndax mën nga ñu wax nan la tudd. waaw Maam Thierno Diouf Lambaye la ñaari single la benn bi Maam Thierno Diouf Lambaye la bi ci des aaw yi ak ñaari li laa ci wayal waaw. ci biir ñaari way yooyu yëpp dañ ciy dégg ay sonorités yoo xamante ne bokkul naka ngay jëlee mbalax boole ko ak yeneen def ko. waaw loolu am njàng la rek parce que loo jàngul doo ko tari. dañuy jàng maanaam di liggéey musique yi nekk ci benn mélodie bi ba yàgg nga progressé dugg feneen noonu ak itam di déglu sunu grand yi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci musique sénégalaise bi li ñuy def tam original ñu jël ko di ko jéem reprendre pour liggéey ci pour mën a tamit yéeg tuuti loolu moo indi loolu ñu woy morceau Maam Thierno Diouf Lambaye bi premier morceau bi ñu def ko mbalax acoustique deuxième partie bi ñu woy ci comme Thiély Youssou Ndour bi mu woyoon ñu def ko Maam Thierno Diouf Lambaye. gis nañ tamit sa benn way boo xamante ni dafa mel na beneen artiste wayaat na ko muy Abdourass naka la loolu demee. waaw noonu ni mu demee mooy moom suma xarit la ay jamono dañ daan fréquenté muy ñëw ci man may dem ci moom mais xam nga yooyu faaw ñuy toog yenn saa yi ku ci nekk di way say way xam nga boobu bu loolu amee ku ci amul tuuti kii teg da ngay daal di mën a jël sa yëfu morom wala dara waaye yàlla daa dogal nag 5 ans ci kanam 2014 yaakaar naa laa defoon morceau cox bombe bi muy toj dëkk bi waaye xëy na nam war a mel dëgg mel ko ndaxte boo amul promotion bu dëgër mbaa ay jàppale yu dëgër mën naa bañ a def bëm mais nag ñëpp bëgg nañ ko ba fu ma tourné sax sama tur bi demoon na ba bëgg a yàqu cox bombe lañ ma doon wooyee mais finalement ren bi ma gisee mu def ko waxuma ci sax nag ndax li tax waxuma ci mooy daa tombante ak ma def ñaari single yi ma génne affaire bi def buzz ci dëkk bi ñëpp aaw yeeg ñaari leen yi eseti wala daara yaa ngi ñibbi daara yaa nga Lambaye ma gis affaire boobu noonu natt ko tamit ak itam morceau bi mu jël def ko te kiiwul ma daal di ni naa ci nelaw tuuti sax moo tax xëy na boo ma ci laajul woon sax du ma ci wax waaye comme ni ma ko faral di waxee man bindkat laa xaj nañ ca man tax man xam naa ne xajuma ci ñoom parce que li may xëy di xalaat di ko bind ci sama téléphone rek waxuma la li may toog sama néeg nag bind ko dem couvrir ko bees jaag yëpp loolu dama ko jëlee mais li may
toog ba yàgg ci mbedd ma gis benn occasion parce que boo am na loo xam boo ci liggéey zinc bi sax bu waddee wala benn pot bu waddee sax nga am inspiration bi fii moom yaakaar naa ni am na fi ñu coow topp lool te may bind di leen jox. dégg nañ léegi nga wax ne am na ay jamono yoo xamante ne jàppale bi war amoo ko woon ndax da nga bëgg wax ne jamono bi am nga ñu dëgër ñoo xamante ne ñoo lay jàppale. waaw jàppale bi mën naa ni comme yéen ni ngeen def nii rek bu ko beneen rajo beneen télé def ko rek nit ñi daan xam par force parce que xam ñun ku ñu déglu xanaa ku ñu dégluwul mais ku ñu déglu rek par force nga laal. génne nga ñaari single lan la ñu mën a xaaraat leneen. waaw ñoo ngi ci ay projet d'ailleurs ñoo ngi waajal ñaari guddi yoo xamante ni bii incha allah benn bi le 7 février la Jet Café laa koy def Nuit di Griot laa ko tuddee bi ci des le 8 mars la journée mondiale de la femme maa ngi koy def ci dëkk bi mu dëkk muy Mbàkke muy suma tombanteeg suma anniversaire ak itam di préparer pour def tout pour balaa yàgg ñu présenter leen album boo xamante ni bii Dambay Xaal la ku ko déglu di nga xam ne kii làmbul yëf yi. boo ma wayloo dama lay wayal ndax xanaa xamuloo ni way dafa am njolek mbaar ak mbëfër yey duñu sàq mi noy waale way wi jeexooy boo ñëwee ba biir King FM di ma wayloo damay sawar waaw ndax sama baay ba moo daan wax naan ko bett mu dem ci jikkoom xaaral ma dem te ñëw danga ko faa fekkul waaye looy laaj nit ki fekk mun na fa dala koy jox nga dem te way dafa ne ci man boo ma wayloo dama lay wayal. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. tuuma la topp demu moo ko fa amul soxla moo koy wax soxla sa jàngalekat yi jamono ji moo di nguurug Sénégal lijjanti seeni mbir ubbil Vox Populi journal bi ne jàngalekat yi bootu ci G20 G7 ba ci Sud-Est ñoom ñëpp ci ab grève la ñu jëm fan yi nu dëgma la Tribune ne syndicaliste yi li leen metti ba tax ñu ràngoo seen bu bi xare fas yéenee dem ci ab grève moo di tàngam lu gi nguurug Sénégal nekkeek ñoom journal des médias bi yokku ci ne boo jëlee ñu ci mel ni waa G20 di kuréelu ko jàngalekat yoo xam ne la ca bootu ëpp na 20 syndicat nee nan tey ci talaata ji bu 10 heures jotee fa naan ñu ko éponge yeek cré yeek cahier de texte yi dem doxi seeni soxla maanaam dañuy débrayage Amadou Diaw nekk secrétaire général u SUDES ne li leen gën a metti ci mbir mi moo di gouvernement bu Sénégal noppi dégguma yi mu leen jox dara lu leeru ba fii waxunu leen ko waa G7 ñoom it di geneen kuréelu ko jàngalekat gu mag nee nañu fan yi nu jëm dinañ grève tey dinañ yëngu-yëngal ba ñëpp dégg leen ndax nag doxum ñaxtu lañ ciy boole ba sub 20 fan ak ñett ci weeru janvier bi nu dëgmal lii moo tax daanaka yéeni kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ni njàngale mi yëngutu na ci réewum Sénégal ndax jàngalekat yi dañuy dem cib grève ñeneen ñu jëm cib grève ñoo di mareyeur yi nekk ci réewum Sénégal te la leen metti ba tax ñuy dem cib grève moo di nañuy peese seen camion yi nee nañ dara jaaru ci yoon ba tax ñu ni ñetti fan yi bu kenn yaakaar jën bay ceebu jën ndax nag duñu faste xànc ak moroomam feneen foo xam ni ci lang fay baax ba léegi moo di njëgul courant bi nu yokk ci réewum Sénégal critique yéene kaay ne waa ñoo lànk ñoo bañ nee nañ li nu bëgg mu leer moo di ne Alioune Badara Cissé bi nu dajeek ñoom moom ci boppam moo leen proposé ne li mu bëgg moo di kuréel gi daje ak président Macky Sall gaay ci leen ko xamalee ni loolee lu mën a nekk la waaye nag faaw balaa loolu di am ñu bàyyi ñoom Guy Marius Sagna yenu téye ca biir kaso ba ki nekkul ci kaso te mel ni ku nekk ci kaso moo di président Lamine Diack ab procès ba waroon a tàmbali ni ki démb te nu mujj koo dàq ba jëmi jamono daanaka yéeni kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy di nu faram-fàccee la xewoon démb ca Paris ubbil l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne procès Lamine Diack ak doomam di Papa Massata Diack bi nu waroon a door démb ca Paris dàq nañ ko ba weeru juin atum 2020 yéeni kaay Futurs Médias bi yokku ci ne li wóor te leer moo di dogal bu ni mel fii nii ci diwaanu Ndakaaru la jógee su aane monte nag Lamine Diack tinu na ba tàyyi àttekat yi ngir ñu bàyyi ko mu dellu si waat ci diwaanu Ndakaaru saa yu ab procès dellu see mu mën a dellu foofee ca diwaanu Paris waaye nag Grand Place nee na àttekat yi danoo lànk ba tëdd ca naaj wa ne ko loolee wóorul ba tax journal bi ne moom Lamine Diack ci ab résidence surveillée lay wéy di nekk ca diwaanu Paris ba keroog ab àtteem di ñëw fii ak juróom benn weer wi keneen ku doon am lanteg wàllum yoon te ay mbiram jibaat moo di Thione Ballago Seck laas yéene kaay ne ay mbiram tribunal nee na da koy xoolaat Le Quotidien ne atte bu bees tàq la ko gaa yi bëggalaat réew mi Quotidien ne Thione Ballago Seck kay boo moytuwul dina delluwaat kaso booba fekk na Le Soleil national ne weeru mars wi nu dëgmal ci le président Macky Sall di tàmbale waat conseil des ministres décentralisé yi mu daan def yéenekaay bi ne te mbir mu ni mel ca Ndar Géej ci Saint-Louis fa la ko nar a doorewaat li dooraat ci biir APR borom APR moo ko ca def laas yéenekaay xëy bindu ko ca xëtam journal bi ne commission de discipline le président Macky Sall dugalaat ci biir APR mu
yamoo ko jamono joo xam ni ci la Mahmoud Saleh doon waxee ni muy Moustapha Cissé Lo di Moustapha Diakhaté dañ leen a war a suspendre ci biir APR borom APR di président Macky Sall Walfadjri nee na dafay néewal doole waa APR journal Front de Terre bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne El Hadj Ndiaye bu 2STV yi nekk tamit ministre conseil moom la ñu dégg mu naan bépp ministre bu ma woowati téléphone jëloo ko dina wax président Macky Sall mu dàq la Walfadjri ne kàddu yooyu El Hadj Ndiaye yëkkati moom la ñu xamul fan la ko teg ñu teg loolee ñun te wax ci diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade la tribune ne diggante boobee la koy xajamal moo di faucon ya nekk ca palais ba Bignona dëkk la bu nekk ca Ziguinchor las yéene kaay ne na IEF ba fa nekk moo fa def ab gëstu bu yaatu waaye nag li mu xamle moo di ne jàngalekat ya fa nekk xaaj ba ci njaayum yàmba la ñuy yëngatu mi ngi noonu mbokk yi mu nekkoon as lëf ci li yëglekaay xëyee subaak tey wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey ñu andi leen Baba Mal ak groupe bam di Dandele ñol ci woy bi ñu duppee Galanka ñu teewlu mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñi ñu doon may nopp ci 99.4 ak ñi ñu doon topp ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëwaat wëyal King Feeling lu mooy loolu maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.